asalaamaaleykum wa rahmatullah Mously Immo Sénégal ñu ngi leen di nuyuwaat di leen ziar ñëwaat nañu tey ci seen émission bi di ëttu immobilier di daw fii ci chaîne bi di Mously Immo Sénégal comme ni ñu koy faral di defee tey dafa am benn technicien bâtiment boo xamante ni moom lañu invité ñu koy wax monsieur Ibrahima Diémé tey ñu bëggoon sekk ak moom benn waxtaan bu am solo léegi du ñu def lu dul nuyu ko monsieur Diémé ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen fay. jërëjëf tey nag dafa am ay sujet yoo xamante ni dañ si bëggoon aborder sujet yu am solo question bi si njëkk mooy monsieur Diémé dañu bëgg a laaj kan moo war a am sañ-sañ pour tabax bâtiment parce que da ngay gis ñoo xamante ni dañuy nekk si métier bi maanaam dans un an ñu commencé di engager yenn chantier yi bëgg nañu xam ndax bâtiment parce que boo xoolee ba xool ay normes la te affaire bâtiment science la nit ki da ko war a jàng bëgg nañu xam ndax da nga war a am expérience di engager ay chantier di ko tabax ou bien da nga war a def formation bi wala lan la maanaam da nga war a am ay lijaasa diplôme boo war a mën a engager di tabax bâtiment loolu bëggoon nañu nga indi ñu ci ay leeral wala benn secteur la boo xamante ni maanaam secteur la boo xamante ni ku jug rek mën nga ko def te dara du la ci fekk loolu bëggoon nañu nga indi ñu ci ay leeral. ok ma tontu par benn. maa ngi nuyoo maa ngi sant yàlla. mu ngi lay fay. di julli ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. di nuyu ku nekk ci turam ak santam ak fu mu nekk fu mu toog. jërëjëf. jërëjëf. waaw li nga wax question bu intéressante la. tuuti dafa sérieux ba nga xam ne. war na ku ci ne boo ci wax nga fekk nga xam ci dara. mbirum bâtiment nag. yàgg na fi. depuis avant colonialisme. ñi ñaa ngi tabax. noonu ba école de formation am fii. ba mu dem ba tëj. ba léegi sax ay yeneen école privée di créé wu. maa ngi bëgg a wax école architecture ak urbanisme. ñu ne woon fii Derklé. waaw. ñun ay aménagistes lañu. ñun presque mën nañu wax ne soo ñuy catégoriser ay communes lañu ay communes architectes. bon ay technicien de surface quoi. suñu rôle mooy defar ay maquettes defar ay perspectives. wala rendre agréable ay espaces vitaux quoi. waaw maanaam nga dem nga def benn programme benn projet benn plan. nga xam ne dëkk fa day neex. waaw parce que ay millions nga investir. donc booy dëkk ci kër gi war na à l'aise. waaye tabax kër ba pare doo fa dëkk. moo def sa dëkk waaye ne du neex. nga yendu ci biti. wala dugg ci néeg di taal lamp. yooyu am na lu ko gën quoi. dëgg la. effectivement tabax nag. ñun fii dañ koy donn. dañ koy jàng ba ñu daw. parce que en fait technique bu tegu ci yoon la. ay mathématiques pures ñoo koy kii. boo ko weddee da ngay xool immeuble faat wala immeuble mag yi nga xam ne R+10 R+18 R+19. nga war a nga xool bitim réew ay R+100 niveau. kooku dëgg mathématique dëgg science dëgg moo ko tax. moo def foog nga def science. foog nga def voilà. waaw ñun nag ñu ne aménagiste am na ñu ne suñ kaw ay technicien supérieur lañ leen wax. ay TSA. ñu ne seen kaw am ay architecte lañu jëm tam. architecte bi am na conseil ku muy collaborer ñu naan ko ingénieur BA. waaw ingénieur BA. donc bâtiment bi immeuble lu mu gudd. wala lu mu néew bu dee donte am na daal rek. dafay laaj plan BA plan BA mooy plan béton armé. waaw mooy plan de ferraillage. da nga dégg gars yi naan plan ferraillage quoi. faw mu am ko. dëgg la moom mooy sukkandiku. ci li architecte bi defar techniquement. artistiquement. esthétiquement. wax ko ne lii pour mu taxaw. ni nga ko dessiné. ni nga ko biguee. il faut faire bi. bërëb sangam forme bi day jël forme bi. ak ingénieur bi ko wax loolu quoi. d'accord. architecte bi nga xool mu ngi sukkandiku ci calcul bu pur. mu ingénieur BA. mu doog cee raax nag esthétique bi. moom ngay si façade yi outillé. bâtiment dañuy kawee ba pare outillé. dañu bindoo seen biti. d'accord. bu ma ñëwee ci laaj bi nag. tabax effectivement da ngay sa papa da lay dugal école nga jàng sa jàng bënul. muy dem di liggéey mu yóbbaale la. parce que teg brique la da ngay teg mortier. teg fa brique teg fii brique. xëcc corde
niveau brique bi xëcc corde daal di den placer say brique ñëw feesal mortier après rangée bi ñëw nga def ko en quinconce mooy brique yi duñu ànd dañuy décaler wala mooy quinconce léegi nag pratique boobu dafa habituel ba nga xam ne xale bu topp baayam di ko jottali sio di ko jottali ndox di ko jottali béton dafay dem ba baay ji daf koy jàngal mu mokkal ko da nga ñam na ci xarañam ci tàkkee nag parce que effectivement dañuy maîtriser niveau bi dañuy maîtriser plombage bi dañuy maîtriser ligne bi corde bi voilà ci trimo nga def sa 9 brique poto fii ñëw ko ci brique nga teg sa mortier nga placer sa brique niveau ko plombé ko dem foo di placer brique niveau ko toog xëcc corde ci diggante bi rek nga teg ko brique yi brique bu ne mu ànd ak corde bi dañ ci xocc dañu feesal na ci mortier moo fi nekk donc ni nga ko defee ni ci Dakar noonu ngay defee Tamba noonu nga koy defee Bamako noonu nga koy defee fu ne donc moo tax xale bu ci topp mag rek di doon manœuvre sax di ci jottale si rek bu defee benn at ñaari at day dem ba saa mu mokkal loolu d'accord mu daal di mu gis ne moom tam mën na nekk maçon waaye donte école maçon am na école de formation ñu ngi fii Diamniadio ay école des métiers ñu ngi fii école des arts amoon na sax école des métiers donc noonu ci fréquentation bi rek mën nga ci nekk maçon léegi nag day des nag ñu sutante ci ay takk jub loxo set liggéey wala njub ci liggéey waaw noonu la demee d'accord kon même boo amee expérience te jaaroo ci école war nga mën a nekk maçon di tabax yenn chantier yi waaw d'accord ndax boo gisee jarul nga naan man mën naa déedéet da ngay wane ne man nga maanaam li nga réalisé loolu lañ ñi di xool ñu xam ne lii lu rafet la lii lu jub la keneen soxla la maanaam sa liggéey mooy def sa publicité du sa làmmiñ sa liggéey mooy def sa publicité dëgg la voilà dëgg la ok dëgg la léegi deuxième question bi bëggoon nañ la ko laaj c'est-à-dire maanaam booy tabax forcément da nga war a gis architecte wala ingénieur wa ilaa yow da nga war a gis sa maçon bopp ngeen waxtaan ba jiboo léegi nag gis sa maçon bopp boobu ba ngeen waxtaan ba amuloo benn këyit boo xamante ni dem nga gisi ji un technicien wala ingénieur wala benn architecte loolu kooku lan moo ko si war a mën a fekk voilà c'est ça parce que dañuy am tendance di daw cabinet d'architecture wala plan architectural di ñaan dañoo cher wala dañoo def ni dañuy def lii nga gis ku jóg rek am xaalisam au maçon am rek rëdd mi wala mun ma defal ma fii benn néeg ñaari néeg ñetti néeg du sax xam nag norme ndax bu mu koy def sax mu ngi laqatu nguur gi parce que amul autorisation waaw mais dëkkuwaay furu di fanaan di fa yeewoo njaboot di fa yeewoo di fa fanaan di fa yeewoo war na nekk lu wóor dëgg la surtout boo demee teg daal ci kawam muy noor di nawet muy subir temps bi di subir naaj bi di subir ndox yi war na nekk lu wóor dëgg la moo tax nag muy laaj nga xool ko ci këyit ba pare ba mu taxaw dëgg la nga jaarale ko yoon nguur gi saytu ko xool ko urbanisme autorisé la nga doog a ñëw dem réaliser d'accord du caagi ne parce que pantare nga bëgg rek wala ñaari néeg rek jarul plan jarul wala de suñu mbokk nañ ma baal ba bool ñëpp souvent ñoom noonu lañ koy defee parce que moom looloo gën a yomb ci ñoom bool bu leen merde waaw bu leen merde mais damay wax rek luy am luy ñu faral di am parce que man dugg naa bay chantier 30 ans yi lu tegal maa ngi ci chantier yi 1983 laa def sama premier chantier ba tey maa ngi ci résultat bu yàgg waaye comme sama tànk alhamdulilah maa ngi ciy dox sama laam yi téew ma ko damay wax nit ñi def leen nii def leen ñu def waaw résultat bi après dañ koy gis gis naa ay néeg ay kër yoo xam ne bunt ak palanteer ñooy ci benn mur la ñuy nekk rangale ko ba mu dem sës rangale fi tam ne ba du ventilé buy ventilé tam du éclairé du am lumière waa ji lu mu ciy bugg mooy le maximum ci 10-15 bugg ci ne buggee ci ay juróom-benni néeg wala juróom-ñaari néeg
loolu kenn ndax du ko dëkk moom daf koy loué. dëgg la moom xaalis la ci wut. loolu kenn ñaan ko yàlla mais musiba amee mën naa am problème. bien sûr parce que respecté wul norme urbaine loolu sax mais mën nga ci dëkk doo féex. dëgg la da ngay mer rek. dëgg la c'est vrai. da nga def la sa doo xam sax la merloo. dëgg la dëkkuwaay dafa am solo. waaw dëgg la. wala nga jàpp sa bâtiment. jublu ko ci këru jàmbur. nga ñëw ba ci clôture mituwaan bi leen boole. nga ubbi ci palanteer. yow yaa ngi sa kër ngay ubbi palanteer ci këru jàmbur yaa ngi violé nga intimité. oui c'est vrai effectivement. bëri na fi bëri na. yow da koy tere dëgg la waaw bëri na bëri bi. dëgg la 10 15. yoon dafa maye cos mooy coefficient d'occupation de surface. lu mu la may loo xam ne loolu nga war a tabax. li si des da nga ko war a bàyyi pour muy ventiler. day varié na entre 65%, c'est-à-dire booy looy gën a gën sori Dakar ñu gën a rëy quoi. ndax dañu xam ne Dakar moo gën a xat dafa xat. dëgg la mais loo gën a dugg ci campagne bi moom loolu di gën a sa possibilité gën a bëri quoi. ndax waaw mais tamit am na ñoo xam ne fii nii Sénégal ñu si bëree bëri dañuy dem defar benn plan ñu defaral leen plan bi ba urbanisme bi accordé ko ñu wëlbati ko def beneen plan. waaw njuuj njaaj boobu am na. waaw mais loolu bu ëllëg bu si dara xewee si kër gi mën nga am problème. bien sûr loolu du yoon xam nga jalgati amul jalgati buy yoon sax. ok comme jalgati la rek nañ ko jàpp ne du yoon quoi. dëgg la. waaw parce que autorisé wuñu loolu. voilà ñoom nag dañuy contourner autorisé da ngay gis ku def benn plan bu simple. mu ventiler mu aéré mais ñaari néeg la salon wala ñetti néeg salon toilette commune salle de bain mu jàll mais mu ñëw pour réaliser mu changé ko. def ci lu gën a bëri ci néeg. néeg yi day mujj tuuti. boo duggee lal sax armoire du dugg. dëgg la waaw dëgg la ok. moo tax plan dafay xool toujours. neexaayu néeg bi. éclairage am. ventilation am. waaw d'accord waaw loolu moom yaakaar naa ne leer na. léegi troisième question bi ñu war a aborder. mooy inspection générale bâtiment mooy ñu gën ko xam ci IGB. lan mooy seen rôle fii parce que da ngay gis ay tabax yoo xam ne ay bâtiment yoo xamante ni dañuy tabax dem ba ci biir ñu ñëw bind fa arrêt IGB. bëggoon nañu xam loolu lan moo ko wund ak lan moo waral lu ni mel. organe de contrôle bu yàgg la sax. balaa dos ci descos bi. je crois lu yàgg la depuis bi ñu taxawalee norme architecturale yi. mais dafa fekk xam nga yow yaa ngi sas nit ki pour muy dem di contrôler. moom day xëy suba sax. ñu abal ko oto wala ñu bokk benn oto. ñuy wër. Dakar Ndiakhate ak ñu mel ne fu mu tax mënoo koo wër. mënoo koo réer même donte sax da nga ko décentralisé jox ko mairie yi léegi. mairie ñooñu tam mais ñu ci bëri tànk la ñuy doxee. donc dafay yomb ñu ger leen. dëgg la parce que bu ma bëggee tabax. te tabax bi jaarul yoon gars yi ñoo contrôlé ba gis ne jaarul yoon. su ma leen nee nañ ma may ñoom tam dañu xool ne. di nga leen may. donte sax waruñ def loolu. mais fi leen nguur gi teg. ak ñàkk gi ñu ñàkk. mooy tax ñu nangu loolu yoon. dëgg la waaw wax ma ne yoon la sax. ñu nangu ko mais dafay jafe pour ñoom. da ngay xëy suba ba ngoon doo am sa dépense bu wóor. nga xëy ba c'est dit de contrôler ñu may la jox la benn 150 000. te yow sa salaire sax matul 100 000. xam nga doo ko bàyyi. waaw loolu lu bëri noonu seen manque de moyen. mooy waral ñu nekk ñu fragile. mais organe de contrôle la. boo xam ne moom mooy saytu. ba tabax bu jaar yoon. di arrêté bu jaarul yoon. ok d'accord ok loolu mooy seen rôle. waaw mooy seen rôle. ah kon ñetti question yi lañ fi indi woon tey kon du ñu def lu sant di la. ok maa ngi sant leen gërëm may sant. jërëjëf sunu mbokk internet yi bu leen fàtte di abonné ci chaîne bi di Mously Immo Sénégal di partager vidéo yi tey nag lii lañ leen indiloon comme waxtaan ci émission bi di ëttu immobilier encore une fois ngeen di partager vidéo yi yéen ñi abonné wul ngeen abonné ci chaîne bi di Mously Immo Sénégal kon du ñu def lu dul ñu jox leen dig daje rek ba beneen yoon.